moo ko may fii ci rajo Yaagay FM ak Sénégal FM ñun ñuy def suñu salaamaaleykum mbokki auditeur Yaagay FM mën ngeen ñoo topp ci suñuy programme ci suñu chaîne YouTube bi di Yaagay TV ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné aimer et partager pour bañ a rater leen ci suñuy xibaar Yaagay TV la radio de la diversité. Yaagay FM 95.9. Chers auditeurs et auditrices, sachant que votre souci est notre préoccupation, désormais vous pouvez suivre Yaagay FM où que vous soyez grâce à notre chaîne YouTube Yaagay TV. Yaagay FM, l'innovation au service de nos fidèles auditeurs et auditrices. Mbow di nuyu tamit ñi nga xamante ni bii ni ñoo ngi ñuy déglu ñëpp ak fu mun a nekk mu nuyoo ñooñu nag jël naa nuyoo bi teg ko ci loxo ñëpp seen loxo ñu tegal ma ko si ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi toog di ñu déglu ak fu nu mun a nekk di ñu déglu bu ñu nuyoo tamit du ñu fàtte suñu kilifa aada yi bu ñu waxee kilifa aada yi dañuy njëkk si nuyoo bi ndax moom mooy kilifa dëkk bi muy monsieur le maire Serigne Mboup di kilifa dëkk bi kilifa aada bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom di ko jox wàcc waaye di ko ñaanal jàmm te di ko ñaanal suñu bopp di ko jël nuyoo bi teg ko ci loxo mu tegal ñu ko kull koo xam ne mi ngi toog ak fu mu mën a nekk di ñu déglu nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di nuyu aussi suñu personnel de santé bi nga xam ne ñoom ñoo ñu nekkal ci structure yi muy PIR 1 PIR 2 ak mat fële ka suñu waxee PIR 1 Ibrahima Carvalho la ñuy jox nuyoo bu teg ko ci personnel bi yëpp nuyu yàpp so bu maternité nuyu ami bu ka mu jël nuyoo bu tegal ñu ko ci ñëpp du ñu fàtte aussi nuyu bàjjen Maymuna jonn moom tamit di ko nuyu baax di ko ziar mu jël nuyu bu tegal ñu ko ci kull koo xamante ni bàjjen la ci tund bii ñu nekk ñu ngi leen nuyu baax di rafet tam liggéey bu rafet bi ñu nekkee ak ñun di nuyu aussi relais yi parce que ku ne santé mun wax santé mu te waxoo relais yi bu ñu waxee aussi dañu jël nuyoo bi rek teg ci loxo Baye Zal Mbuub di si suñu invité woon moom lañu fi mujjee woon invité ci plateau bi di ko nuyu baax moom it di ko ziar jox ko nuyoo mu tegal ñu ko ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu mënuñu nuyu aussi fàtte tamit suñu imaam yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu ngi nuyu suñu papa suñu xalifa suñu sëñ imaam ka di ko nuyu bu baax di ko ziar moom tamit di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal suñu bopp di sàkku ci moom ñaan bu baax a baax tamit di ko nuyu di nuyu sëñ Maodo Fall di nuyu ñëpp ñoo nga xamante ni bii ni tamit ndax ku lim rek da ngay rombal bu ñuy nuyu tamit nag mënuñu fàtte suñu tonton moom parent Diagne mi nga xamante ni bii ni tey jii bu nu mënee wax ba suñu kàddu di jóg ñu nuy dégg fu nekk yàlla ak jëmmam la ñu koy nuyu bu baax moom di ko ziar di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér di ko ñaanal cër yu wér a ak gudd fan ndax moom ak gudd fanam njëriñ rek la suñu ko nuyoo nag mënuñu fàtte xalifaam bi nga xam ne moom la duppee saal bi nga xam ne tey fi la ñuy waxe ba suñu kàddu du jóg muy sama maam Adama Diagne sama papa di ko ñaanal moom tam bu baax mënuma nuyoo tam bàyyi sama wéjur Adja Mère Gueye di nuyu sama waa Tukulër sama ñoom tonton Gallo mooy suñu xalifa teg ko ci loxo ñëpp ñi nga xam ñoo ngi nekk Tukulër nuyu ñëpp ziar ñëpp kar macha allah maa ngi nuyu aussi suñu goxaat yi nga xam ne ñoo ñu wër wax dëgg yàlla mënuñu nuyoo benn yoon fàtte leen parce que ñoom tam ci biir la ñu bokk di ñu teewlu nag di ñu safoo chaque su nekk bu ñu demee vaccination ñu di ñu wax chaque jour ñoo ngi leen di déglu di nuyu aussi suñu partenaires yi waa Sénégal FM di nuyu di ko teg loxo bi ci danga mu nuyu ñu ñëpp suñu personnel bi nekk foofu nga am suñu ay collègues lañu nuyu leen ziar leen nuyu maire Dabalay aussi moom tamit ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax mu jël nuyoo bu tegal ñu ko ci bépp membre FEDA ñoo ngi nuyu aussi suñu censeur proviseur yi nekk ci lycée bi ak CM ba ñoo ngi nuyu principal bi nuyu ñëpp ñi nga xam ñoo ngi ñuy déglu di souhaiter élèves yi tamit vacances yu jàmm ak salaam yéex na ñëw mais ñoo ngi leen koy souhaiter tey jii nag comme ni ñu ko daan faral di defee rek bu ñu musaan def émission dañuy jël benn thème am benn invité tey jii nag suñu invité Ibrahima Carvalho la bu nekk poste santé PIR 1 mais dafa xaw a am tuuti retard xam naa mi ngi ñëw woo naa ko léegi mais xam naa dafa dem bay génn malade extrait vraiment malade itam ñooy priorité yi mu nekk si moom mais xam naa dinañu dab en cours li nga xam ne tey jii moom la ñuy waxtaane mooy coronavirus wax nañ ci waxati ci mënuñu noppi nag di ci wax gis ngeen ni corona bi première vague amoon na fi ñu dem xeex ak moom mu dem ñu ne déeta waaye ñu dem ba kaay dem bay bëgg a jeex mu daal di dikkaat ñu ne deuxième vague la ñu dem ba deuxième vague bi dem ba ñu daan am ay 30 cas ay moins de 30 cas sax am nañ ko fi ñu jekk ba si yàgg yëf yi jekk ba jàgg dikkaat bii nag moom troisième vague bi nag moom dafa ñëw moom
ak férocité boo xamante ni bii rek maara de talima subhaana mu waraloon tey gi suñu jataay bi waxtaan ci bu baax a baax ci fagaru bi waxtaan aussi ci baax a baax ci nuñ ci gën a fàggandikoo nu ñuy gën a toppatoo suñu bopp nu ñuy gën a toppatoo suñu dëkkandoo ñu nuy gën a toppatoo tam suñu mag ñi nga xam ne surtout ñoom la ñu bàyyi ci kër gi demuñu dikkuñu te bis bu nekk ñoom ñooy gën a loru ci feebar bi ñu xool ba xam nan la ñuy defante ak ñoom xam naa balaa ñuy sori Carvalho dina egsi xam naa ñu gën a xuus ci waxtaan bi mais daal ngeen jàpp ni tey jii waxtaan bi daal li ko sabab mooy coronavirus ak 3e vague bi ak situation bi nag fii ci Pire gii nu nekk ndax tamit ak Tivaouane bi nga xam ne mooy district bi région bi nga xam ne mooy Thiès il faut loolu ñu waxtaane ko waxtaan ci bu baax a baax mënuñu aussi avancer nag te nuyuwuñu tamit ziar Ndoye Bane bu baax a baax ci xam ngeen ni Pire am nañu fauteuil dentaire commencé guñu nag fonctionner waaw mais poste santé Pire 1 may na leen fauteuil dentaire boo xam ne képp ko nga xam da nga am problème mu bëñ incha allahu rabbi jaratul ngay dem Tivaouane jaratul ngay dem Thiès fii nga koy mun a faje loolu xam naa dañ koy wutal beneen émission mais information la boo xam ne bu nu bëggoon a joxe la ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax mënuñu wax aussi comité de lutte taxawuñu ci ñi nga xamante ni bii ni xam ngeen ne doomu Pire yi dañu tànnoon benn comité muy comité boo xam dañu wax de lutte et de riposte mooy xeex ak jàmmaarloo ak luy doomu jàngoroy coronavirus ñuy liggéey nag liggéey bu mucc ay liggéey bu am maanaam macha allah ndax fii képp koo nga xamante ni bii ni mbas mi laal na la fii nii ci Pire yow jëndoo sa garab ñoom ñoo koy jël en charge gratuitement loolu nag ñu leen ci nuyu bu baax di leen ci ziyaar di leen ci ñaanal yàlla bu baax a baax comme ni ma ko doon waxee Carvalho egsi na mi ngi nii agsi na kon docteur ñu ngi lay dalal agsi ak jaamu ñu ngi lay dalal fii ci studio Yaagay FM xam naa bu ñu commencé waxtaan ba ci kanam dinañ leen ubbil antenne bi ngeen mun a jokkoo ñun ci 33 955 70 38 ku bëgg a wootee mun nga jot foofu noonu pour bokk ci biir émission bi ngeen déglu bu baax nag te teewlu bu baax lañ fi waxtaane am na solo bu baax a baax kon docteur boo jëlee sa kii casque ba pare rek après ñu ngi lay dalal bu baax comme ni ma ko waxee woon sànq rek waa comité bi kenn amul seen fay parce que xam naa Carvalho dina ci ñëw ci kanam parce que képp koo nga xam ne mbas mi laal na la fii ñoom ñoo lay jëndal gratuitement garab gi nga jël sa garab ndax nga mën a faju ndax bëgguñu kii di faju naan awma lu ma jënde kon docteur ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la dalal fii ci studio Yaagay FM allez-y mun nga kon suñu technicien fekkente ni bii ni mun nga ñëw xoolal waaw comme niñ ko waxee woon sànq rek problème technique la xam naa mi ngi ñëw lijjantil nu ko rek comme que miinuñu affaire yi moom xam naa ñooñu ko gën a miin DG yow tam ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar vraiment di nuyu technicien bi ñu jàkkaar lool tamit kon docteur ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la dalal fii ci studio Yaagay FM. Merci madame Sarr. lay nuyu di kontaan trop di ñëw partager encore comme ni ñu koy faral di def si studio bi waxtaan si yu xew jamono bi mooy Covid 19. di profiter avant ñi dugg ci waxtaan bi comme ñu koy faral toujours di def di nuyu autorités yépp ñu nekk commune de Pire su ma waxee autorités yi maa ngi wax Serigne Mansour Cissé Serigne Sidi Mbacké ak le maire de la commune de Pire monsieur Serigne Mboup ak les conseillers ruraux sans tamit oublier ñoo xamee ñooy suñu partenaires yi mooy ñu nekk poste santé Pire 1 maternité de Pire 1 ak cas ak relais yëpp ñoo xamee ak bajjen yi ñu nekk ci tundu Pire gu rëy kon daal merci. waaw jërëjëf nuyoo bi macha allah rafet na waa comme ni ñu wax sànq rek balaa ñuy gën a tardé ICP gis nañ ne corona bi ñëwoon na fi ak première vague ñu waxtaan ci def ci ay sensibilisation dikk ci waxtaan ñu ne noonu deuxième vague bi daal di ñëw tey ji ñu tàbbi ci troisième vague bi nga xamante ni bii ni moom ñëpp xam nañ ni troisième vague bi moom li mu mel doy na waar léegi mais bala ñu ci gën a sori dañu bëggoon rek nga defal ñu situation bi fii au niveau de la commune de Pire kii yow li nga données yi nga xam ne moom nga ci yor daal ci troisième vague bi ni par rapport ak deuxième vague bi. su fekkee comprendre nga li ma waaw merci madame Sarr xam nga waxtaan ak yow de yomb trop si man parce que vraiment c'est la complicité dans l'action et dans la vision. kon ñu kontaan bu baax a baax comme ñu ko waxoon ñu def situation Covid commune de Pire et comme ñu ko waxoon sànq
commune de Pire def nañu jéego yu am solo ci xeex mbas bi kon soo leen xoolee bu baax amoon na comité bu mag bu ñu dekkoon fii léegi avant ñu dugg ci comité bi nga ne ma defal la situation bi Covid bi fu mu toll depuis mbas bi commencé ba tey soo xoolee bu baax première vague bi pratiquement 8 cas la ñu amoon yoo xam ne moom la ñu décédé fii au niveau de la commune de Pire 2e vague bi ñu am pratiquement allez-y. deuxième vague bi fu mu ñëwoon donc soo xoolee première ak deuxième vague. ñu ngi toll pratiquement 25 cas 25 cas la ñu am. J'avais oublié de faire la soustraction. Donc suñu duggee troisième vague fu ñu toll nii tey ñu ngi toll pratiquement 60 à 65 cas parce que journée tey bi kenn jëlu ko. kon pratiquement 60 cas déjà am nañu ko ci troisième vague bi bu ñu nekk nii. 60 cas. kon soo xoolee soo jëlee première ak deuxième vague 25 cas. soo ñëwee troisième vague bu ñu toll nii boo xamee pratiquement mois de juillet kese ba tey tollu ñaanu toll 60 cas sans compter journée tey parce que journée tey avant may ñëw waroon naa def situation ak suma collègue yi ñu nekk poste de santé de cas. ak maternité de Pire defuñu ko. donc ñu ngi toll pratiquement 60 cas. kon daal kon dañuy mën a wax ne bu doon lu ñuy natt en pourcentage def na est-ce que demul sax ICP par rapport première deuxième vague ak troisième ndax 25 cas bi nekk day nekk presque 200% wala 200 yu teg sax pour cent. voilà waaw kon troisième vague bi kon moo gën a est-ce que virus bi ICP ndax dañuy wax ne virus naka la delta bi waaw virus delta bi kon bu ñu jàngatee dañuy wax ne moom moo gën a gaaw wàllante que kii bi nga xam ne moom moo fi njëkkoon a nekk léegi ndax mode wàllante bi benn la ba léegi wala mode wàllante bi dafa changé. waaw soo xoolee bu baax soo xoolee même projection yi ñu def nii au niveau international. que ça soit commune de Pire. que ça soit Sénégal que ça soit France que ça soit yeneen pays xool nañu deuxième vague bi mu ñëwee nii avec le variant delta dafa sonal nit yi parce que mode de contamination bi moo gën a gaaw virus bi dafa gën a virulent encore lu muy attaqué moo gën a gaaw ak signes yi tamit dafa gaaw tellement que une seule personne en quelques heures en quelques minutes mun na contaminer ñu bëri moo tax soo xoolee bu baax partout affaire bi dafa tripler voire même quadrupler. kon lu ñu nekkoon ci fagaru kon war nañ ko gën a yokk ñu yéen ci cas yi ngeen am fii ban tranche d'âge la feebar bi gën a yeb. waaw tranche d'âge bi bu gën a am mooy pratiquement 40 à 90 ans tranche d'âge bi la gën a laal. tranche d'âge bi boobu la gën a laal mais tamit gis nañu tranche d'âge bi entre 20 30 ans quelques jeunes et quelques filles ñoo xam ne mbas bi dafa leen laal mais vraiment ñu gën a mag moom 40 dem ba 60 ans vraiment ñoo gën a bëri. ñeent fukki at jàpp juróom-benn fukki at. waaw mais terewul am na ay xale yoo nga xamante ni bii nii laal na leen. léegi ñuy laaj ba xam ndax cas de décès yi par rapport ak première deuxième vague bi ak troisième vague bi même bu ñu waxul lim bi nan ngeen dunde loolu noonu dafa gën a bari wala kiiwul noonu daal bariwul par première vague bi ak deuxième vague bi ak troisième vague ban moo gën a mortel variant delta ak bëri ne ban moo gën a mortel. ba léegi soo xoolee mode de contamination affaire bi lu mu ñëwee ak doole rek naturellement war nga comprendre que troisième vague bi lu ñu jël ay nit moo gën a bëri que première ak deuxième vague soo xoolee bu baax première ak deuxième vague suñu de façon très ramassée war nañu toll ay pratiquement 5-6 décès à Pire. mais si première ak deuxième vague. mais fu ñu toll nii. troisième vague bi pratiquement mun naan jege nañu 10 décès en 1 mois et demi pratiquement toll nañu fukki nit ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci mbas bi. alors que depuis xeex bi commencé première vague bi ak deuxième vague bi 5-6 cas la ñu am mais deuxième vague bi 1 mois et demi pratiquement toll fukki nit ñoo xam ne dee nañu ci dundu Pire boo xam ne mbas bi moo leen yóbbu amul warante sur lu leer ci mbas bi la ñu demee. sans compter ñi nga xam ne peut-être kenn gisu leen sax ci hôpital feebar nañ nanguñu dem ndax ne bu ma demee Carvalho daf may seet danaa damaa corona. loolu lu leer la tamit loolu tamit ñu ngi ñaax nit yi koo xamee nga am feebar nga xam sa ñaari xel
nga ne est-ce que bii mbas la du mbas la malade bi sonn yeneen façon sonn ngir yàlla ñu yóbbu malade yi au moins su ñu leen testé le sax ñun dañu xam exactement lan mooy problème bi après ñu joxe conseil yoo xam ne seen famille bi ak seen mbokk yi ñu xool lu ñu koy protéger seen wér-gu-yaram ak ñoo xamee ñooy nekk ci famille bi. loolu am solo la parce que ñu bëri tey mbas bi yóbbu na leen peut-être kenn mënu leen répertorier parce que ñëwuñu dispensaire pour ñu tester leen pour ñu xam. léegi tamit ñu profiter tamit ci antenne bu ñu toll nii ñu ñaan ñoo xamee ñooy nekk ci jàkk yi ñoo xamee ñooy defar niw yi ngir yàlla fu ñu toll nii tey kenn warul dem defar koo xamee dafa wàññeeku soluloo masque soluloo gant loolu vraiment ñu ngi ñaan ñoo xamee ñooy nekk ci côté yooyu ñu jël bu baax seen motugaay parce que vraiment muy sangukatu néew yi waaw ñu jël seen kii bu baax matuwaay bu baax mu ne te wax te dëgg la tamit ngir aar seen bopp ndax ki génn àddina te xamoo lu ko yóbbu tamit aar sa bopp tamit ci jaamu yàlla sax la bokk docteur ki jaamu yàlla la bokk waa ñuy dégg naa la sànq ngay waxte test yi gisoon nañ ci bu njëkk ba bi dañ daan wax ne test yi dañ koy jël yóbbu ko Institut Pasteur lañ ko daan defaral test yi léegi dañ koy defar ki poste yi wala ba léegi nii da ngay def prélèvement yu yóbbu ko. waaw mbir bi dafa changé boo xamee ñun kontaan nañu loolu xam nga soo xoolee première ak deuxième vague pratiquement man kese lañu formé woon may def prélèvement yi mais dañu xool suñu ko defee noonu mun na ñeneen maladies yi duñu leen tester parce que accessibilité day poser problème pour test bi heure bu nekk léegi comme bu jëkkoon comme li ñu defee léegi koo xamee da nga sibiru poli jarul ngay dem ci yoon pour def analyse ci dispensaire bi nga koy def soo ñëwee ñu jëlee la deret du am même pas 10 minutes nga am sa résultat léegi nguur bi tamit ñu profiter vraiment di remercier le président de la République ak ministère de la santé def nañu effort ñu mettee lu ñu waa les tests de diagnostic rapide ñu ngi koy faral di wax TDR mais Covid 19 TDR yooyu soo ñëwee comme ni ñu defee prélèvement ci bakkan bi la ou bien ci gémmiñ bi la ñu jëlee ñu jël ndox bi bu nekk ci biir bi la ñu jël. ñu profité ko def ko réactif bi suñ ko defalee rek du am même pas fukki minutes ak juróom ñu jox la résultat bi léegi tamit suñ la ko defee ba pare ñu xool test bi gisu ko mun nañu la def benn prélèvement ñu yóbbu ko ci laboratoire yu gën a am doole mooy Thiès ak Dakar mooy Diamniadio ak Dakar mais léegi moom dispensaire boo mun a dem ci département de Tivaouane soo eggee rek su nekkee dañu xalaat moom est-ce que du mbas bi dañ la koy def léegi test bi en moins de 10-20 minutes nga jot sa résultat sa xel bi gën a dal su nekkee faj tamit ñu jóg ñu faj la yépp dina dem ci yoon. te yéen a ngi testé fii nii muy positif ngeen def jox traitement di am résultat yu baax. léegi comme ñu ko faroon di wax rek traitement bi léegi dem Dakar soo amee fii dañu lay testé ñu jox la garab. et ñu am résultat yu baax macha allah. macha allah jërëjëf waa li nga wax yëpp dégg nañ ko mais dañuy laajte rek ba tey toujours di laaj ba xam ndax ñi nga xamante ni bii nii ñooy ñëw foofu di faju ndax bu ñu leen testé du ñu am jafe-jafe pour jënd seen garab yi est-ce que dinañu veiller ci à ce que ndax jënd malade bi mun na ñëw nga testé ko mu positif est-ce que buñ ko testé dinañu veiller topp ko ba xam ndax garab gi mi ngi koy jël am na lu mu ko jëndee ndax jënd na ko wala jënd ko. waaw loolu tamit ñu profiter vraiment avant ñu répondre question boobu remercier comité de lutte contre la Covid-19 bu commune de Pire parce que am na kuréel bu rëy boo xamee le maire de la commune de Pire moo ko installé ak ay doom Pire yépp maa ngi koy faral toujours di wax parce que loolu lu am solo lay foo ñu rappeler ko tamit askan yi ñu xam seen doom Pire yi def nañu ay jéego yu am solo cotiser ba am fii xaalis bu tollu même ay 20 voire 25 ba 30 millions xaalis boobu la ñu jël ñu jàppale ñu ci affaire wér-gu-yaram ci affaire xee mbas bi parce que xaalis bi pour xee mbas bi kese la donc dañu xool ñu bëri mbas bi su leen laalee des fois dañu am jafe-jafe pour jënde ordonnance boobu la ñu waxtaanee ak ñu yor comité bi ñu ne leen léegi dañu bëgg ñu ñaan leen koo xamee mbas bi dafa leen laal comme ordonnance bi des fois dafay seer dafay dem ay 10 ay 15 mille ñeneen mun nañu ñu am xaalis ñu jënde ko ñeneen mënuñu am xaalis ñu jënde ko mun na mu indi ay jafe-jafe ci prise en charge bi moo tax comité bi mu nangu léegi koo xamee yaa ngi tund de Pire commune de Pire je précise bien koo xamee yaa ngi commune de Pire mbas bi su nekkee dafa la laal ñun dañu lay binde ordonnance suñu la bindee ordonnance boobu tamit duñu bind sa tur duñu bind sa sant dañu bind poste de santé de Pire kese la ñu bind. xam nga soo waxee poste de santé de Pire c'est tellement vague mënuñu xam kan la kii la ou bien diw la ou bien Ibrahima la ou bien Fatou la. donc tur poste bi kese la ñu bind. ñu nekk kuréel boo xamee dafay xee mbas bi. soo demee ci pharmacie Awa ou bien pharmacie docteur Kunta ordonnance bi ngay déposé ñu jox la garab yi tamit da nga koy jël gratuitement doo fay dara ñu profiter tamit pour wax yooyu yëpp
Carvalho joxu ko dispensaire bi joxu ko mooy comité de lutte boo xam ne moom la ñu samp fii ci commune de Pire pour xeex mbas bi moo ko jël en charge ñu profiter vraiment pour remercier leen bu baax a baax parce que loolu l'exemple est unique commune de Pire kese moo jël engagement boobu pour suivre ñoo xam ne mbas bi dafa leen xaal ñu may leen garab et puis tamit ñu def suivi à domicile bés bu nekk ñu ngi dugal crédit damay dugal crédit may jokkoo ak ñoom lu leen jaaxal ñuy discuter ñu xool lan la ñuy def ci traitement bi mais macha allah loolu moom gis nañu dimbal bu am solo la parce que ñeneen amuñu doole pour jënd ordonnance kon daal kuréel bi su taxawee fii moom pour askan yi la xaalis askan yi la vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen remercier di leen kontaan di béggee loolu fu ñu toll nii suñu demee si réunion suñu ko waxee rek ñu bëri dañuy xool kontaante parce que commune de Pire lu ñu def lu rëy la dëgg la macha allah jërëjëf merci beaucoup kon mënuñu war a ne sant kon comité de lutte bi ndax loolu moom am na solo bu baax a baax ndax ordonnance ku ne xam na ni bu kii manee kii mënul bu kii manee kii mënul te amaana sax ñi man tey jii bu leen newoon tas sax dañuy ICP dañuy xeeb ba xam naa ni boo moytu Dakar wala faneen la ñuy dem duñ ko wël ñaara ñi fay ñëw ñëpp di soxla traitement ñu ci gën a bëri ñëw jotul seen gannaaw la kon ñoo ngi leen di remercier mais tamit di remercier suñu commissaires yi nga xam ne ñoo nu fi nekkal bu baax tamit ICP ñoo ngi leen di nuyu ñoom tam di leen ziyaare gis nañ mate poste de santé tamit travaux yu métti yi ñu nekke vraiment di leen ki nuyu bu baax ñoom tam di leen gën a encouragé kii wax dëgg yàlla liggéey bu rafet bi nga xam bu ma waxee Pire nag wax naa maternité wax naa kaax wax naa ñëpp kenn ku nekk rek ko aye rek wal sa moom peut-être ñoom ñoo aye tey jii nii léegi ICP man li ma doon bëgg rek tey jii nii ginnaaw bu ñu waxee ci Covid bi nii ba pare yan gis nañ ni bërki démb laajte nañ la nga di dañu leen a convoqué woon fële Pambaal foofu noonu yan matuwaay la suñu autorités yi jël au niveau local pour xeex ak continuer di xeex mbas mi ndax am na ay yenn décision yu bees yu ñu fi jël wala yu fi nekkoon rek moom la ñuy continuer di ko tëral. waaw loolu def nañu waxtaan bu am solo parce que préfet moo ñu invité ñeneen ñoo xamee seen taxawaay bi dëkk bi dafa am solo invité les responsables des structures mooy ICP bu nekk infirmier bu nekk maternité ak man ak relais communautaires yi ak bajjen gox yi ñu def waxtaan bu am solo mais loolu du bugguma dugg si wax si loolu parce que dañu am réunion bu am solo boo xamee dañ koy def mardi bi buy ñëw nii inchallah réunion boobu monsieur le maire monsieur Abdou Ba day profiter lancer convocation yi ñoo xamee ñoo war si bokk si réunion bi dinañu leen convoqué mais ñoo xamee côté wërgu-yaram la mooy président de chaque CDS mooy CDS Kafal maternité ak Pire Gureye infirmier chef de poste Pire 1 K ak Bale relais de poste de santé bu nekk day mandaté tamit ñaari relais ñoo xamee dañuy ñëw assister daje bi booboo xamee day am solo parce que préfet de l'arrondissement de Pambal moo koy présider day ne kuréel boo xamee dañuy toog ñu waxtaan ci mbas bi ci commune de Pire ñaka la ñu defee depuis troisième vague bi dafa ñëw lan lañ war a jël comme jumtukaay pour xeex bi am na tamit ay décisions yu bëri yoo xamee loolu préfet moo koy annoncé publiquement devant invité yëpp ñoo xamee ñooy ñëw ci waxtaan bi kon waxtaan boobu dina am incha allah mardi suñu jógee ci waxtaan boobu xam naa lu ñu jël rek comme conclusion dañu profiter ñu jël antenne ci rajo yi ñoo xamee ñu ngi fii ak Bamba TV ak Modou Fous ñu profiter wax ci loolu yëpp merci. waaw ñu situation vaccination bi nag fii au niveau du poste de santé dañ ne woon sax après damay woo Bousso pour xam moom fu mu toll moom ci ñàkkam mais xam naa peut-être beneen yoon incha allah dinañu kii loolu léegi ñu bëggoon laaj ba xam fii nii nit ñi ñoo ngi ñàkku wala ñàkku situation ñàkk foo leen ci toll ba démb comme tey samedi la. ok soo waxee situation ñàkk bi may profiter bu baax pour wax leen soo xoolee bu baax dispensaire bu nekk am na lu ñu liggéey soo jëlee poste de santé de cas madame Sarkoura moo yore mbir vaccination moom la ñu wax programme élargi de vaccination moo ko yore ay at mu koy def lu baax ñuy profiter vraiment di koy remercier parce que daf ko gérer bu am solo dafa mel comme dundoom si ñàkk yi kese la gën a xam kon ñu koy profiter di remercier de passage depuis mbas bi ñëw tamit nit yi ñu jaaxal loolu si affaire faj bi mais heureusement vaccin yi commencé na ñëw état du Sénégal def xee bu am solo ba commandé ay vaccin ñu commencé ñàkk yi depuis booba
kon madame Sarr boobu tamit ñu jox ko encore benn liggéey bu diis yokkaat en dehors de la vaccination mooy xale yu ndaw yi yokkaat ko encore vaccination contre la Covid-19 mu koy def lu am solo lu rafet loolu loo xam ne vraiment lu ñu yëg ak lu ñu joxe yëpp comme information ci vaccination bi ñu kontaan loolu di profiter de passage vraiment di ko remercier di koy gërëm tamit lu muy defee nii parce que mu ngi koy def pour rakom yi mu ngi koy def ci waajuram yi mu ngi koy def ci pour frère am yi kon loolu ñu koy profiter di vacciner kon soo xoolee situation vaccinale tey jël nañu simplement poste de santé de Pire 1 peut-être incha allah mardi prochain su ñu demee ci waxtaan boobu foofu la ñu defee résumé global pour la commune de Pire ñu xool ñaata nit ñoo vacciné mais soo xoolee kese di poste de santé numéro 1 boo xamee ñun ñoo fa nekk ak madame Sarr lu tollu 750 personnes ñàkk nañu leen depuis vaccination bi commencé bi léegi ngeen xool tamit vaccination bi commune de Pire bokk na posi yoo xamee nit yi dañu gën a ñàngu ci ñàkk bi loolu tamit soo gisee loolu suñu plan de communication moo am solo parce que dugg nañu expliquer nit yi l'importance de la vaccination soo vacciné lan lay def sa yaram lan la lay aar ci corps mbas bi moo tax ñu bëri nangu nañu vaccination surtout ñaari dernières semaines yi gis nañu nit yi moom ñu ngi fëgg bu baax a buntu dispensaire pour ñàkku ñu profiter vraiment di dalal askan yi dal seen xel ñàkk yi moom yaakaar naa moo ñuy jàppale parce que suñu demee ba nit yi yëpp ñàkku moom la ñu peut-être mun nañu am beneen immunité collective day fekk daal mbas bi day gën a sori même su duggee du am doole daf ñuy aar bu baax a baax kon ñàkk yi réalité la ñu ngi ñaan encore askan yi ñu ñëw ñu ñàkku parce que suñu ñàkkuwee non seulement ñàkk bi importance mooy lan soo ñàkkuwee daf lay jox benn immunité anticorps yoo xam ne dafay xee su virus bi duggee ci sa yaram kon même su duggee sax même su nekkee da nga tëdd du la sonal contrairement koo xamee ñàkkuloo benn yoon ñàkk mbas bi boobu soo la daf lay yàpp daf lay sonal soo mujjee réanimation ngay mujjee kon ñu ngi ñaan daal nit yi ñu ñëw ñu ñàkku parce que ñàkk moom day aar rek. waa gis nañ ne il faut nga remercier ICP ndax comme niñ ko gisee fii nii rek village yi nga xamante il faut ñi moom nga sargal leen ndax bi ñu fi demee barki démb stratégie ñu approprier au affaire bi la vraiment dañ ko nangu ko bu baax te tamit nuyu leen fii moom dina ci baax trop vraiment loolu lu nga ko wax ne lu am solo la parce que tamit comme ñu ko faral di wax ñun ñu ngi fii pour wér-gu-yaram askan yi mais soo des fois da ngay dugg yeneen quartier ou bien nga dugg yeneen village yi da ngay gis vraiment adhésion populaire bu extraordinaire nit yi dañu approprier vaccination comme ñoo leen moom moo tax temps yi depuis madame Sarr Koura dugg ci àll bi pour vaccination ñu gis ay villages yoo xam ne vraiment dañu profiter te chef de village yooyu rek ñu remercier leen seen adhésion à la vaccination pour wax ne la lu ñu def yëpp pour aar seen askan yi la pour aar seen jaboot lañu mooy village ngay àll foofu dañuy dugg organisation bu extraordinaire lañ foo fekk ñu ñëw ñu nangu vaccination ba ñun même kontaan madame Sarr kontaan loolu ci askan yi lu ñu jógee pour vaccination yemuñu foofu tamit ñu dem fi Thiamène Pël ak Thiamène Wolof ñaari dëkk yi tamit lu ñu def moom lu am solo la ñoom tamit nangu nañu vaccination seen chef de village jigéen yi ñëw nañu ñu vacciner leen ba même ñu kontaan xam vacciner na leen kon loolu suñu ko defee ne rek suñu defee noonu dëkk yi yëpp ñu nekk tundu Pire ñu nangu vaccination leer nañu moom lu ñu sonnee fan yi moom dina baax trop parce que ñaari semaines yi butu nii 3 semaines yi passé nii tàngoon na jir Tivaouane pratique tàngoon na jir commune de Pire surtout suma côté dispensaire bi foofu laa gën a maîtriser parce que foofu bés bu nekk maa ngi nekk di consulter maa ngi jànkuwantoor ak maladie yi soo xoolee trois dernières semaines yi lu tuuti pratiquement am nañu lu tollu 25 cas de yoo xam ne mbas bi dafa leen laal si côté boobu. kon ngeen xool daal contamination bi dafa gaaw tellement que affaire bi mu ngi dugg bu baax a baax man même dama mujj tiit sax kon il faut nit yi ñu góorgóorlu encore comme ñu koy faral toujours takk suñu masque. man daal yaakaar naa xee bi moom suñu gañee Paris boo xamee ku nekk foo mën a dem nga takk sa masque yaakaar naa dañu def lu bëri ak tamit fu ñu jógee avant ñu dugg suñu kër ñu profiter raxas suñu loxo distanciation sociale wax nañu ko ñu gën a s'orienter loolu moom xeex la mais ñu góorgóorlu mais surtout man moom accent bi maa ngi koy def si raxas suñu loxo et foo mën a toll foo mën a dem takkal sa masque soo takkee sa masque moom mun nga tollu pratiquement 98% de chance doo laal virus bi. incha allah boo ko booleeg ñàkku nag moom mu daal di gën a baax mu gën a baax. comme yéen a ngi tamit comme ni ñu ko waxee sànq rek yéen a ngi fii ci Yaagay FM ngeen mën a dugg ci émission bi 33 955 70 38 su fekkee bëgg ngeen a participer ci émission bi waa
docteur ñu connaître toujours rek waxtaan bi xam naa ne dina métti ndax xam naa yaa ngi jóge ci malade yi waaye boo leen bëggee déglu rek waxtu kii bokk ci émission mun ngeen woote comme ni ma ko waxee sànq 33 955 70 38 boo leen ci duggee di ngeen mën a jot Carvalho waxtaan ak moom ci li ngeen bëgg a xam ñu mën leen ko waxal. waa docteur vaccination bi gisoon nañ ni AstraZeneca bi dañu commencé woon ba pare ba pare ñu ne dafa manqué woon dégg nañu léegi nee nañu Astra bi egsi na léegi lan ngay wax message pour population bi pour ñu mën a ñëw ñàkku si. waaw bu fekkee c'est disponible au niveau des postes de santé. waaw loolu information de taille la bu am solo la xam nga depuis commencé nañu vaccination bi. nga dalalaale ci seen xel yi parce que tamit dañoo xalaat ni ñoom bu dee ñàkku nga rek rendez-vous jot na dikkul ñàkk bi baaxatul waaw nga loolu tamit nga dalalaale ci seen xel bu baax. donc ñu profiter vraiment pour wax leen daal ñu dal seen xel parce que depuis vaccination bi commencé Sinopharm la ñu commencé woon ñu bëri ñu ne waa kër docteur yi vacciné ñu jël moo gën a baax AstraZeneca ñëw ñu bëri sax dañuy wax ñoom jëluñu AstraZeneca bale Sinopharm bu waa kër docteur yi gën jël moo gën a baax mais pour rassurer leen yëpp vaccin yëpp daf ñu baax ku nekk vaccin bu nekk am nga efficacité bu ngay war am soo ko jëlee mais dañu dem beneen temps AstraZeneca mu manqué depuis mu manqué toog nañu lu tollu pratiquement 1 mois voire 2 mois kenn gisatu ko ñu bëri ñoo xam ne jëloon nañu seen première dose ñu commencé seen xel bi commencé tuuti ñuy wax est-ce que réellement dinañu am vaccination est-ce que sax duñu bàyyi ñu dem jël beneen vaccination bi ñu dalal seen xel nguur du Sénégal à travers le ministère de la santé def nañu seen lu ñu war def ba fu ñu toll nii am nañu vaccin yu ñëw donc ñun fu ñu toll nii au niveau du poste de santé foo xamee parce que poste yi suñu ñëwee ku nekk da ngay am sa part bu nga waroon jël pour nga vacciner donc ñun suñu côté fu ñu toll nii lu tuuti ñoo xamee jël nañu seen première dose AstraZeneca ñu gën a dal seen xel suñu ñëwee dañu leen continuer seen vaccination bi pour ñu nekk ñoo xamee complètement vacciné mais ñu bañ a ragal ñu ne depuis ma jël ko booba bi léegi toll nañu ay 1 mois ay 2 mois ay 3 mois jëluma ko est-ce que vaccin bi mu ngi baax non vaccin bi ce sont des anticorps yoo xam ne suñu nekk ci yaram bi chaque fois soo jëlee deuxième fois rek immunité bi day jóg s'éveille donc day continuer rek doo delluwaat benn en arrière pour ne ñàkk naa ko lu yàgg su ma ñëwee damay commencer encore à zéro non fu mu yem rek soo ko jëlee rek efficacité bi foofu lay commencer jóg mu couvrir nga war couvrir donc nga ne complètement vacciné donc jarul ñuy changer dañu continuer toujours ñu jël seen deuxième dose ñu jox leen seen carte tamponné ko ce qui veut dire que ils sont complètement vaccinés. Voilà. te ñu denc carte yi bu baax. waa kon ngeen bàyyi xel ni daal kon Astra bi ñëw na te ragal naa ne aussi allo ne am na ku nekk ci ligne bi allo ñu xam ne daal kon Astra bi disponible na ci poste yi ak maternité ak cas mun naa wax loolu de xanaa ICP waa cas ak maternité yëpp am na ñi nga xam defoon nañ seen première dose mun nañ ñëw def seen deuxième dose mi ngi fa comme ni ñu leen ko wax li mu leen ko waxee sànq rek waa léegi dañu gisoon tam ne Johnson & Johnson bi ñëwoon na fi nit ñaa ngi koy laajte sànq avant may aussi ñu ngi ma ko doon laaj ñu ne Johnson & Johnson bi ñëw nañ ndax benn dose kese ndax loolu noonu mun na tax dootoo amati feebar bi te yii ñu koy def ñaar nee nañ ndax loolu wóor na ñoo ko ñàkku ba pare di laajte ne ndax wóor na nga ñàkku benn rek. ñun allo jeex na allo. allo oui allo asalaamaaleykum. allo waaw asalaamaaleykum. allo madame Sarr. waa allo dem na allo waa dem na waa mu ne ñu ne Johnson & Johnson bi ñi ko jëloon benn bi ñu ne est-ce que nee na benn boobu nee na mun na leen aar kese parce que gis nañu day am ñoo xam dañuy dikkaat ne est-ce que duñu ñëw ñàkku lan ngay wax ñooñu ICP. ñu dalal seen xel ku nekk su nekkee AstraZeneca nga commencé soo jëlee sa deuxième dose nga nekk complètement vacciné ce qui veut dire que yaram bi moom am na ay anticorps yoo xam ne virus bi su ñëwee daf koy xeexal même su duggee sa yaram du am noonu doole. c'est même chose aussi pour Johnson & Johnson Johnson boobu tamit xam nga vaccin bu nekk ñu nekk avant ñu koy d'abord avant ñu koy génne sur le marché
def nañu des études de faisabilité ñu expérimenté ko ñu xool efficacité bi soo jëlee benn yoon rek mun nañ la couvrir sur une efficacité bu tollu pratiquement ay 93 voire 97%. kon efficacité bi bu Sinopharma am ak AstraZeneca ak bale jël benn dose kese daal moom c'est garanti mun na la couvrir jaru ngay jël un rappel ou bien quoi que ce soit. pour le moment fu ñu toll nii amul benn rappel boo xamee da nga koy defaat. waa xam nga science moom tey mun na mu nekk nii suba mu changé parce que bés bu nekk ñu ngi étudier bés bu nekk ñu ngi gësaat ñu xool bés bu ñu amee encore lu gën mun nañu proposer ko mais ba tey fu ñu wal yéen nii ministère de la santé loolu la wax ak tamit adduna bi yëpp noonu lañ koy jëlee kon benn dose kese soo ko jëlee rek doy na mun na la couvrir mbas bi su la ñëwee du la sonal. ñu ngi laaj ba xam tamit jigéenu wérul yi est-ce que mbas mi mun na leen laal. jigéenu wérul yi mbas bi mun na leen laal comme mbas bi moom amul benn nit boo xamee mbas bi munu ko laal mbas bi moom foo tollu rek soo laalee virus bi su nekkee takkuloo masque bi su duggee si yaram bi rek da nga koy développé amul jigéen bu wérul amul xale amul mag. mais am na ay catégorie sociale yoo xam ne daf leen gaaw sonal. mooy mag yi mooy ñoo xam ne ñu yor yeneen feebar yi comme diabète comme hypertension comme insuffisance rénale ak sans compter tamit jigéenu wérul yi jigéenu wérul yi bokk nañu couche yi ñu wax couche vulnérable la ñoo xam ne seen yaram bi daal dafa niw doole. parce que d'abord nekk jigéen kese yor tamit doom boo xam ne mu ngi magare si yow yaram bi tamit loolu yëpp dañ koy sóoraale. moo tax bu jëkkoon dañu waxoon jigéen wérul waruñu jël vaccin yooyu mais léegi. dañu toll foo xamee ñi gis depuis 3e vague bi ñëw jigéenu wér yi ñu bëri non seulement dañu jël ëmb dem maternité ñu indi ay doom yoo xam ne vraiment duñu indi seen bakkan ñu gis moom ngi leen sonal yeneen sonal. moo tax l'association des gynécologues du Sénégal avec experts yi avec le comité scientifique ñu toog ak tamit recommandation OMS ñu ne léegi jigéenu wérul yi il faut ñu aar leen parce que non seulement da nga yaar yaay ji mais nga yaar tamit bébé bi bu nekk si biir. moo tax léegi jox nañu ndigal. pour jigéen wérul yëpp ñu ñëw ñàkku ku bëgg a ñàkku ñu profiter tamit rappeler nit yi que vaccination au Sénégal du forcer kenn forcé wul kenn yaay toog soo buggee nga dem ñàkku soo buggulee tamit kenn du leen forcer. mais ñun lu ñu gënoon en tant que agent de santé lu ñu leen mënoon wax ngir yàlla dem leen ñàkk parce que ñàkk moom day aar ñàkk nekkul fii pour indi ay lorange si nit yi. ñàkk lu leer la lu am la loo xamee day protéger nit yi comme mala feebar boo xamee war na ñëw boo xamee gisuloo ko. te feebar yi fi nekkoon yëpp comme ni ñu koy faral di waxee ñàkk moo leen fi jëlee. ndax dégg naa si xale yi ñuy wax naan kii daal est-ce que am na importance nga ñàkku le fait que comme que nee na soo ñàkkoo du tere mbas mi mën na la laal mais man ci sama xam-xam bu gàtt dama leen ne mun nga ñàkku parce que ICP ana ngas tey jii nii mun nga xale yi ngas gisatuñ ko mais peut-être xale bi mun na ñëw am ay signes yoo xam da ngay xalaat ne lii ñun olof tisati lañ koy wax ma ne ko mun na nekk dañuy wax naan tisati la am na feebar yi fii jóge yëpp kii bi moo ko fi jële ñàkk moo ko fi jële ñaata nit ñoom lañ fi tam ay ndëmm ci tétanos tam leen fii ndax ay tétanos néonatal ak tétanos kii lépp kenn gisatu ko kon lan ñooñu il faut tam ñu xam ne comme ni nga wax rek du loo xamante ni bii ni day tere mu mun na la bañ a dal mais nag bu la dalee mën na la bañ a sonal ñoom nag ay xale lañ mun feebar bi mun na leen bañ a sonal mais mag ñi ci kër gi ICP sànq dama ne il faut ñu aar suñu mag ñi nekk ci kër gi. ndax mag ñi demuñu dikkuñu moom loolu moom ICP il faut nga insister ci parce que genre góor a njaay yi nga xam ne ils sont bien portants amuñu benn feebar bu ñuy demaale ñu ngi doy nu leen neex ba pare bàyyi miir gi mu nekk ci kër ga nekk asthmatique ba pare yow nanguwoo gëm dara lu ñu wax nga ni lii la ñooñu moom il faut ICP nga insister ci genre yooyu. waaw madame Sarr am na loo xamee teg naa ko ci lu leer soo xoolee lu ma la waxoon nii 3 semaines yu ñu jug nii 3 semaines yi côté mbas moom man sax mun naa wax pire def na pikom ba pare côté boobu parce que en moins de 3 semaines pratiquement amoon nañu lu tollu 25 cas de Covid yoo xamee jaar nañu ci suma loxo. amul warante poste de santé numéro 1 bi kese 25 personnes yoo xamee jaar nañu suma loxo. en 3 semaines kese. ñaar fukki nit ak juróom. si ñetti semaine kese jaar nañu si ma loxo ñoo xam ne mbas bi dafa leen laal xam nga lan moo yéeme si loolu lecture bi bu ma def ñooñu yëpp ay mag lañu pratiquement soo xoolee ay 6 ou 7 personnes ñoo xam ne ñoo am moins de ñooy entre 25 et 35 ans ñu si des yëpp ay mag lañu mais ñooñu soo leen defee ba pare luñ fu ñu toll nii lu ñu sonni sa ngay xam ñii moom dañu sonn mais yemuñu foofu ñoom dañu ne waa man daal géej naa génn si biti man ma ngi toog suma kër deew ma fen
lii naka la mu ne ma laal parce que lii lu ma sentir ni suma yaram musuma ko sentir benn yoon maay am jafe-jafe même sangu sax su ma yëkkatee pot pour sangu rek damay sonn comme 10 kilos laa yëkkati su même sax suñu ma waxee pour lekk ni damay sonn lu may def rek sonn même sa ñëw dispensaire buntu bi ba si ma bureau bi moom da ngay gis muy attaque mu ne lii moom musuma ko sentir suma lam ñu ne moom allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam allo waa ñu ngi lay dégg bu baax wàññi rajo bi rek bu fekkee da nga nekk jotu rajo bi allo waaw madame Sarr waa ñu ngi lay nuyu baax di la ziar allo tey neexul aje CP li nga nekkoon am na solo lool. voilà ba di nga ko xamante non non dina ñu ngi si biir. loolu laa waxoon sànq xam nga 3 semaines yi passé nii. war mun naa wasa defoon nañu présentement lu may xalaat ni def nañu suñu pic bi ba pare pratiquement. parce que 3 semaines yooyu foofu pratiquement 20 fukki nit ak juróom. jaar nañu si 3 semaines bëri na en 3 semaines ñoo xam ne jaar nañu suma loxo fii si dispensaire bi bëri na ñooñu soo xoolee bu baax pratiquement ay juróom benn ñoo xamee ñoo am. seen at yi toll ñaar fukki at ba fanweer ak juróom 35 ans. ñu si des yëpp ay mag lañu. allo madame Sarr ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñoo ngi lay ziar bu baax ko kan la. man la tonton Keneme. waa tonton Keneme ñu ngi lay nuyu bu baax. c'est pour la première fois nag mu dugg ci rajo Yaga FM. mais quand même maa ngi suivre seen émission. jërëjëf. mais bi moom mën nañu wax ni spécial la. jërëjëf. parce que waxtaan fi mu nekk jamono ji ñu toll ci Covid 19. defe naa ni solal na askan wi. te yaakaar naa ni pire comme ngeen ko waxee rek moom dafa jiitu ci xeex bi. et j'en profite aussi pour remercier le comité communal. merci. ñu nekk ci bopp. et surtout remercier aussi l'ICP. mention spéciale. parce que xool ñu ngi koy suivre. il s'est battu corps et âme. dëgg la. du premier passé deuxième vague bi ba troisième vague bi. dëgg la te seede su mat lañ ci. mais ñun aussi ñoo leen war di jàppale. li ñu leen di jàppale moo di respecter les mesures barrières. wàññi xew yi. waxuñu wàññi xew yi parce que xew moom dafa nekk ci suñu deret. mënuñu koo wàññi. mais quand même ñuy respecter mesures barrières yi. bu ñu dem ci xew yi. di takki masque. di yor gel. di raxasu. surtout lu mel ni dëj nga xam ne nit ñi dañuy toog di dank nàkk yi ñi nekk ci ceeb yi nii di xolli soble yi wax dëgg yàlla ñooñu ñëpp ñoo war a jiitu ci mesures barrières yi. en tout cas ñun ñu ngi sant bu baax a baax. jërëjëf di sant Carvalho. merci di sant aussi la sage-femme bi nekk maternité. di la sant yow aussi. waaw parce que émission bi ngay def. émission bu am solo la. ndax mi ngi yee askan wi te mi ngi jàppale aussi askan wi. waaye ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di gërëm aussi le directeur de la rajo. di suñu rek. di Khady Touré. voilà jërëjëf. merci merci Kenemen kontaan nañu lu nga contribution bu nga wax ni ak encouragement yëpp yu nga joxoon ay doom piir yi parce que comité de lutte bi doom piir yi kese ñoo ko moom. kon daal vraiment ñu ngi profiter tamoon di remercier vraiment si sa intervention bi. loolu laa waxoon sànq soo xoolee 3e vague bi mu ñëw nii mois de juillet bi tout le mois de juillet ba tey lu mu tànk. allo. allo waaw salaamaaleykum. waaw. Yaga FM. waaw Yaga FM waaw. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax. émission bi am na solo trop. jërëjëf kooku kan ak fu muy wootee. léegi man dama amoon lu ma doon laaj. ba xam ku nekkoon première dose ba pare. waaw. léegi man sama carte dama ko dencoon ci suñu néeg. waaw. mu réer ma nag ndax su ma ñëwaatee dinaa mën a am deuxième bi wala. waaw foo ñàkkoo woon. allo waaw ma ne foo ñàkkoo woon. dispensaire. waaw mën nga ñëw loolu du si dara carte bu réer warul mën a tere nga ñàkku dégg nga. aw ma retour maa ngi coupé te déglu leen dégg nga. waaw baax na mu ne amul retour. waaw kon CP wax ko ne kon. merci soxna si loolu du am benn problème xam nga soo leen ñëwee dañu am ñaari CD beneen CD bi mooy kay bu mag téere bu mag mu ngi si ñun foofu la ñu bindee sa tur fan nga dëkk
sa adresse téléphone ak yëpp dañ koy tëral suñu paree tamit ñu jox la beneen jumtukaay boo xamee CD la ñu jox la carte boo xamee yaa koy moom léegi yow sa carte bi su réeree soo ñëwee dispensaire ñun danga ñuy wax sa tur rek dañu ubbi suñu téere bi dañu gis sa tur ñu defal la benn carte ñu joxaat la ko kon loolu mënul poser benn yoon problème incha allah lundi alterné si suba ñëwal nga jël sa dose incha allah loolu mënul indi benn problème soxna si kon nag leer na nañ ok kon ñu ngi dem toujours deuxième vague bi lu mu ñëwee mooy lu muy laale nit yi soo xoolee bu baax wax naa leen sànq jeunesse yi lu mu leen laale bariwul noonu mais diggante bi ay mag la ñu yaan mag yi ñoo xam ne sonn nañu sonn boo xam ne yow même soo leen gisee si bureau da ngay ragal leer na waa jërëjëf di leen sant di leen gërëm rek waaw bu altine nag nga xëy ñëw dégg nga damay lépp tur bi waaw d'accord amul benn problème yaakaar naa du pël rek ok léegi soxna si deuxième vague bi mu ñëwee ñoo xamee mbir bi daf leen laar yëpp ay mag lañu pratiquement ñoo xamee dañuy sonn yow même da nga leen yërëm ñu toll pratiquement ay 50 ans dem ba 80 ans 90 ans sax gis nañu ko ñu sonn loolu mais ñooñu soo xoolee seen doom yi dañu wax man suma papa ou bien suma yaay génnul benn yoon buntu kër bi mu ngi toog si biir naka la demee ba mbas bi laal ko. xanaa ñiy taxawaaloo xanaa ñi ñoo xam ne xale yi ñu dem kër ga ñu ñëw rek dem ak dikk rek. ñu dem ni dikk rek. sans compter tamit tabaski bi fii la passé woon am na ñu bëri seen doom yi jógee nañu Dakar ngeen xam Dakar tàng na jir ñu ñëw jaxaan seen doom loolu moom macha allah rafet na parce que dañu ñëw vraiment pour partager ak famille bi mais malheureusement. am na ñoo xamee bàyyi nañu fi musiba ñu dem loolu ñu mën a def am na ñoo xamee seen doom yi suñu waxee dañu tiita dañu wax man daal suma yaay ak suma papa naka la mun a def ba laal mbas bi parce que ñoom la xale yi ñooy génne ñu indi ñu jox ko mag yi xale yi bopp bi mooy métti ngay tislu sëxat mais du dem mais mag bi su ko laalee ñaari far rek mu tëdd léegi du mun a def dara kon ñooñu yëpp xale yi ñooy indi feebar bi mu ñoo jox leen kon daal ñu ngi ñaan jeunes yi ñu góorgóoru bu baax a baax takk seen masque ñu sóoraale mag yi feebar bi daf leen yàpp trop feebar bi daf leen yàpp trop ñu góorgóoru daal ñu gëm feebar bi vaccination bi tamit am na ñu bëri jeunes yi ñu bëri ñoo xam ne dañu jàng c'est vrai que soo jàngee c'est la curiosité intellectuelle c'est tout à fait normal ngay xalaat ngay poser question moi nangu naa seen xalaat yooyu mais affaire mbas bi affaire vaccination bi parce que ñoom leen jaaxal lu tax ñeneen ñu vacciner ba pare feebar bi laal leen mais ku vacciner ba pare ak ku vacciné wul feebar bi ñu leen laalee rek du même façon de manifestation la leen def koo xam ne vacciné wul benn yoon feebar bi su ko laalee en 2 jours 3 jours de mun na ko tëdd mun naa dem réanimation mun naa dem barzak koo xam ne da nga vacciné ba pare yaram bi am naa ay anticorps yooyu mooy xee ak virus bi kon daf lay yëngal rek mais doo dem fen loolu du la sonal du la def dara loolu mooy importance de la vaccination te fii surtout mag yi ku fi dee sonn moo la ku fi dee ci Covid bi sonn moo la rey c'est ça waaw et puis ñu bëri dañu wax Covid bi sëkkat la soj la waaw man damay profiter pour wax leen interprétation boobu suñu jógee ne dañu sonnal suñu maam yi ak suñu yaay yi parce que xale yi ñoo xamee dañu jàng dañu leen wax non lii moom dafa mel comme grippe la rek soo ko jëlee ñaari fan ñetti fan nga dem mais kenn mënul gis ñoom ñoo xam ne dañu jàng mun nañu connecté ñu xool nga gis grippe boo xam ne dafa lay jow nga jékki-jékki rek am grippe ou bien ngay sëkkat rek nga am jafe-jafe nooy mbas bi kese mooy joxe feebar jafe-jafe nooy bugg a nooy mënuloo nooy loolu moom ñaanuma ko benn doomu àdduna parce que dafa métti boo xamee soo amulee assistance respiratoire da ngay xool nit kooku ba mujjee sa kanam mënoo si def dara dégg naa ICP sax day mel ni sa dënn bi dégg naa ñi mu jot a dal nee nañ day mel ni sa dënn bi brique lañ ci teg day dis gan dis allo maaleykum salaam salaamaaleykum waaleykum salaam allo Karbalo waaw ñu ngi lay na nga def seen bi Baye Laay waaw Baye Laay na nga def ndoy na nga def ñu ngi sant bu baax alhamdulilah ñoo ngi leen di sant di leen gërëm alhamdulilah ci seen taxawaay ci dëkk bi jërëjëf Karbalo merci jërëjëf madame Ndiir ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yàlla jàppale leen taxawu leen amiin man de matal naa wax dëgg jërëjëf allo ñu ngi lay déglu man matal naa man macha allah waaw félicitations nekkoon naa ba pare man noonu laa bëgg comme ñàkk nga ba pare jàmm defoon si xéwal ak sutura waaw kii bii noonu la wax kii gon ko commencé gon ko ban la allo waaw ban la maanaam pour affaire kii yi nu mu tëddi li wax ci bëñ yi
affaire dentiste affaire dentiste bi boobu inshallah yaakaar naa nit yi bëgg nañu ko loolu inshallah du yàgg non ñu ngi si kawam parewul inshallah bés bu amee rek dinañu jël rajo yi ñu wax ko nit yi ñu yegg ko inshallah waaw dinañ ko wutal émission spéciale inshallah dégg nga waaw ñu ñaanal ñu rek loolu daal di gaaw antu léegi jërëjëf merci CP daa mel ni odonto bi nit ñi soxla nañu ko waaw nit yi solo nañu ko ñu profiter de passage nuyu Mamadou Ndoye Bane pour lu rëy li mu joxe waa Pire inshallah bés bu commencé ñu kontaan loolu macha allah yal na yàlla mottali yal na ko CP jërëjëf yow tamit xam naa ni kenn du yow ndax xam naa ni mbas mi def nga ci liggéey bu am solo jàmmaarloo moom bu ñu koy wax nag du ñu mën a bañ a remercier suñu collègues yi nga xam ne suñu collègues yi nga xamante ni bii ni ICP ñoom mbas mi laaloon na même bu ñu tuddul tur ñu ñaanal leen fii rek ñëpp ñaanal leen yàlla bu ñu ko gisati benn yoon kapas suba waaw xam naa après tamit nga tàggatoo waale ndax dafa mel ni ñu ngi ci moyen 4 mots de la fin ak loo xam ne laaj ñu la woon ko rek loo ci mën a sànniwaat. madame Sarr merci xam nga xeex bi dafa métti loolu comme ni ma koy farale di def xeex mbes bi ñun waroon nañu def on était dans l'obligation de donner des résultats parce que la commune de Pire à travers mooy commune de Pire comité bi boo xamee moo taxoon pour xeex mbas bi dañu mettre dans des conditions yoo xam ne war nañu joxe ay résultats kon ku la jox moyen ñu ngi nii loo soxla soo defee facture bi léegi soo defee expression des besoins loo soxla rek soo nekkee téeméer gan laa soxla si ngoon rek ñu jox la ko soo xooy téeméer masque laa soxla si ngoon nga jox la ko soo ne leen carburant laa soxla pour def mobilisation ñu jox la ko yow tamit soo defulee dara da ngay rus kon daal ñun moom sas la ñoon ci ñun moo tax lu ñu si mun def rek ak ñu nekk poste de santé Dakar ak maternité bi vraiment dañu dem beneen tan ñu rus sax parce que def nañu ay conditions de travail yoo xam ne état du Sénégal defuñu ko même pas su nekkee di commune de Pire su nekkee du doom Pire yi lu ñu tox ni pour jàppale ñu si xeex bi dina métti trop si côté santé kon jërëjëf waa comité de lutte contre la Covid-19 commune de Pire wax naa ko fu nekk fu ma teg moom dama koy témoigner parce que vivre naa ko dund naa ko kontaan naa si loolu waaw kon daal loolu kontaan nañu ñu profiter tamit mbas bi xam nga xeex bi dafa métti ñaata nit ñoo xam ne ñu ne kër gu si kër docteur mbas bi dafa leen laal ñaata nit ñoo xam ne ñoo nekkoon si kër docteur mbas bi yóbbu leen ko ñàkk nañ seen bakkan loolu yëpp pour askan yi la kon nit yi foo ñu gën a jàppale ñu profiter même ñun fii Pire ñoo xam ne ñoo ñu jàppale ay docteur ñoo xam ne ñoo nekk Pire fu ñu toll ni ñu ngi tëdd mbas bi dafa leen laal kon ñu ñaan leen daal suñu borom may leen tawfeex parce que loolu moom bëgg nañu ko bu baax a baax ngeen ñaan ñu tamit ñun ñoo xam ne ñoo fi nekk peut-être suba man la peut-être ginnaaw suba keneen la mais suñu borom jàppale ñu rek mu bañ si laal suñu paree boobu tamit di nuyu yëpp koo xamee mu ngi ci tund Pire mais rajo Sañaxoor FM ñu ngi kontaan bu baax a baax partenariat yi le directeur mooy monsieur Touré di kontaan loolu mais suñu waxee rajo bi rek mooy Jibi Jaañ moom par waaw suñu amee Yaay Gaay FM rek ñu ngi xalaat di bëgge trop si moom parent Jaañ parce que bokk nañu première personne yoo xam ne depuis mbas bi commencé boobu kenn xalaatul sa affaire dispensaire mooy ñëw mu def participation bu mot sëkk bu am solo ñu kontaan ko loolu kon ñu ngay profiter daal di ko remercier parce que mënuñu ñëwoon fii animer émission moom mu nekk la première personne boo xamee moo yëngatu si affaire mbas pour jàppale ñu ñun wax ñu nekk waa dispensaire ñu bañ ko fàttaleku nit yi parce que loolu moom lu rafet la woon donc ñu profiter remercier yëpp lu may ñaan nit yi ñu gën a góorgóorlu benn histoire bu ndaw laa leen raconté si benn pël foofu lay tëjee te du ma waa Joola pël bi temps yi dama nekkoon di dem côté Kër Galo ma gis benn màgget pël ak ay xar ak ay nag mu gis ma rek mu ne ma karba ma taxaw dama taxaw ñëw nuyu ko pa pël bi ma ne ko yow nu nga nekkee màgget nii doo bàyyi xale ñuy sàmm xar yi mu ne ma non dama ko def mbas bi lu depuis mu commencé ba léegi su ma toogee kër rek yaakaar naa xale dañ koy indi ñu joxaat ma ko moo gën su ma xëyee suba ma nekk si àll bi ba guddi su ma ñëwee rek sangu dugg su ma néeg ma ne ko yow soo defee noonu mbas bi du la laal benn yoon kon daal moom sama mbokk pël yi loolu laa leen ñaan ngeen def ko noonu bisimilah merci waaw merci beaucoup waa looy diir bala ngaa tëj di nga wax si directeur rajo bi de ba léegi ñàkkoogul moom tamit si fee loo koy wax moom il faut nga wax ci moom non directeur ba léegi ñàkkoogul kenn mënu ci moom dara directeur yow tu es une personne ressource kon daal yow moom incha allah madame Sarr lundi damay chargé suma dose ma dugal la ko si frigo bi nga ñëw nga ne ko bii moom Carvalho moo la ko may
après mu ñàkku kon moom lundi moom dama maa koy chargé ma yónni la nga ñëw ñàkkal ma ko si rajo bi suñ ko defee nga def direct nga ne ko sëñ bi jël na rajo jël na dose en direct ci rajo bi en direct ci rajo bi voilà jërëjëf ICP ñoo kontaan nañu bu baax a baax macha allah ñoo la gën a kontaan ndax wax